asalaamaaleykum sama mbokku jigéen yi ñu ngi leen di ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay di baalu àq di leen baal àq di ñaan yàlla boole ñu baal man la Seynabou Dieng madame Ndiaye présidente des femmes bu Habib Niang tey nag ñu ñëwoon fii ma ànd feeg benn petite délégation composée de Awa Tabara la secrétaire générale ànd fi aussi ak la chargée des affaires sociales Mère Guissé ñu ñëwoon fi tey nag ci ndigalu président Habib Niang nag kenn doon ko laajte fii Thiès plus particulièrement zone nord kenn doon ko laajte mu ñëw tey yebal ñu fi nag ne ma maa leen di yónni sama jigéen ñi ngeen yëbul ma sama participation ci journée de don bi nga xamee ne moom la ñuy def le 1er mai incha allah ndax nee naa leen président Habib Niang képp ku ko woo ci don wala ci solidarité da nga koy woo ci li ko neex ndax ci la nekk boobu ba ndëgg ni si gannaaw politique bi. tey nag mu jox ñu benn enveloppe de 200 000 francs ak xeeb nee nag xeeb na ko ndaxte ëmpale wu leen ne bëkk démb rek fii ci stade Médina Fall bii la woote woon mbooloo mu rëy rëy di joxe suukar koor parate di joxe ceeb ci les nécessités moo waral nag tey mu ne xeeb naa enveloppe bi ndax sama jigéen ñi lu ñu nekk war naa cee nekk ndax man maay seen càmmin moo waral tey nag mu yónni ñu fii pour wax leen ne Thiès moo ko ñor lépp loo xamee day émerger la région de Thiès lépp loo xamee day avancer la région de Thiès président Habib Niang da ci sawar loxo ma nga ci biir ndax nee na moom mooy Baye Fallou Macky Sall te ñëpp xam nañ ko. moo waral tey si seen sunu teewaay mu ne ma nag boo demee sama jigéen ñooñu nga waxal ma leen ne maa ngi seen gannaaw guddi ak bëccëg saa yi ma soxlaa sama buntu ubbeeku na ma di leen ñaan nag seen journée bii ngi ñu dem nga xamee ne vraiment journée bu spéciale la ndax dañ daan def conférence ren vu situation bi nii ñu def ko journée de don maa ngi seen gannaaw di leen jàppale guddi ak bëccëg te wax leen ne saa yi ma soxlaa samay buntu ubbeeku na mu di leen ñaanal nag bëccëg bii ñuy dem incha allah le 1er mai yàlla na yàlla doon bëccëgu jàmm yàlla na ci yàlla def ndam yàlla na ci yàlla def réussite totale. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci sa tur ak sa sant di nuyu la délégation de notre frère responsable APR Habib Niang dirigé par Nabou. di nuyu aussi Awa Tabara ak Astou Guissé mi nga xam ne ñoo composé la délégation donc aujourd'hui ñi nga xam ne ñoo fi nekk di recevoir l'appui de notre camarade et frère Habib Niang muy madame Camara di Dieynaba Diallo du PIT c'est pour vous dire que rek ni du APR rek la c'est la majorité présidentielle la Benno Bokk Yaakaar maa ngi ci cité aussi Mame Diarra mu ngi fi de la LD moom aussi mi ngi ci biir délégation bi toog di recevoir kii bi yaa Jale aussi Jale Ndiir donc ñi ci des dañoo ñëwagul mais li fi nekk c'est assez suffisante pour recevoir l'appui. Nabou ñu ngi lay yóbbante ci sunu frère boobu Habib Niang di ko wax ni rek dox na waxtu wi ndax yaakaar naa ne tey directoire bi sax yow ci nga bokk Benno Bokk Yaakaar bi suñu jëlee une journée particulière jagleel ko les impactés du Covid dañuy jaar rek fi président de la République jaaroon di dimbali askanam wi bi nga xamee ne mbas mi wàcc na fi te responsable yi ku nekk xam na à Thiès kenn ku ci nekk avant ñuy tëral journée bi yaa ngi woon ci sa ruq di góorgóorlu fa nga nekk pour dimbali population yi nga nekkal donc loolu dañ leen ci jaajëfal di leen si ñaanal yàlla mais suñu taxawalee bis bu mel ni en plus ñu jógaat ak seen yéene ak seen doole
xeebaluñu kenn lu mu fi indi yàlla na ko yàlla fulandi li mu ci bëgg yàlla na ko yàlla defal yow aussi ñu di la remercier bu baax parce que depuis ñu commencé ces activités yaa ngi ko ànd ak ñun di ko dox kon tey bu la sa leader joxee tey appui pour nga indi ko ci jigéen ñi vraiment def na loo xam ni lu ko war la def na lu rafet te yow mi mu ko yónni aussi mat nga ndaw yaak délégation bi ñi ngi lay sant di la gërëm bu wér a wér a wér donc Seynabou Ndiéguène la coordonnatrice nekku fi mais tey man madame Fama Aïdara chargée de la communication y a madame Dieynaba Diallo qui est là chargée de la commission scientifique et stratégique donc il y a toutes les autres femmes qui composent le directoire donc ñi ngi fi kon tey ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen wax ne sunu càmmiñ li def na mu daan def rek def na ni yéeneem toll xeeb na ko nag waaye ñun xeebuñu ko ñi ngi koy seedeel le chargé du département le coordonnateur Augustin Tine di ko seedeel Seynabou Ndiéguène mi fi nekkul di ko seedeel Abdou Mbow et tous les autres responsables qui sont dans le département ñi ngi leen di wax ni Habib daal ñëw na ak ndimbalam gërëm nañ ko sant nañ ko wasalaam. asalaamaaleykum mbokk Thiès asalaamaaleykum mbokk Sénégal asalaamaaleykum mes sœurs membres du directoire de femmes de Benno Bokk Yaakaar comité d'organisation bi madame Seynabou Dieng chef de délégation maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm ci sa taxawaay yow ak ñi nga àndal maire Tabara maa ngi lay nuyu ak madame Guissé yéen ñëpp ñu ngi leen di remercier ci ñëw bi ngeen ñëw fii tey fekk seen ay sœur yi nga xam ne ñoom ak yéen a ànd di def politique te seen responsable bi tim yabal leen fi ngeen ñëw indil nu ndimbal ni nag ñun xeebuñu ko da ngeen koy wax ne moom li mu nekk ci Sénégal di ko def ñun ay femmes politique lañu wante dañ koy suivre di suivre taxawaayam ci biir étudiants yi di ko suivre ci biir population yi fépp université nekk étudiant nekk fa ma ngi fay dem ñi ngi koy gis ñi ngi koy dégg te bu fa demee tim loxoom dugg na fa kon moom bu waxee ne moom il a pour mission d'accompagner le président de la République son excellence monsieur Macky Sall kon ñun mën nañ koo biral na dëgg la te lii tey tim moo koy gën a waral ne gën a wane ne moom taxawaayam rafet na ci biir politique bi kon ñu ngi koy sant di ko gërëm Fama Aïdara mii mooy xam ne chargé de la communication ba mu nu waree dem tim ñu war faa yóbbu invitation tim pour wax ko ne ko dañoo bëgg suñu bis bi mu ñëw rafetal ko ñëw fekke ko Nabou mi yàqu ci dara Seynabou Dieng mi yàqu ci dara dafa ñëw taxaw nekk ak ñun depuis nuit de l'émergence ba di liggéey kon ñu ngi koy sant di ko gërëm Fama di wax aussi yow sa taxawaay rafet na ndax ñun ñoo bokk mbir mi ñun directoire bi benn bokk ko te bu ñu ñëwoon ti mën nga rek wax mu yem fa jekk wante dangaa xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk waaw donc wasalaam. salaamaaleykum sama mbokk jigéen yi ma fi fekk sama yaay yi ma fi fekk sama tante yi ma fi fekk sama mag yi ma fi fekk maa ngi leen di nuyu di leen balu àq ci weeru koor gi ñu ne di leen bal àq ñu santaat yàlla baax julli ci yonentu bi yàlla na yàlla yeggale lépp yàlla na yàlla yeggale lépp defal ñu jàmm ak salaam ñi kontaan nag tey teewaay bii ñu fi teew nag monsieur le ministre de l'artisanat de la transformation et du secteur informel docteur Pape Amadou Ndiaye moo ñu fi yónni tey jii pour joxe ndimbalam ci journée de don bi nga xamante ne dañ koy def fii ci Thiès nee na kontaan na lool te vraiment mi ngi koy rafetlu nii ñu booloo nekk benn di def journée bii nee na moom mi ngi leen di sant di leen gërëm moo bëggoon a ñëwal boppam sax waaye dafa am empêchement
parce que nee na lii lépp Benno Bokk Yaakaar la rek lii lépp ci président Macky Sall la rek lii lépp ci askan wi la nee na mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm nee na kontaan na trop 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 may wax nag ni vraiment ñi ngi koy rafetlu enveloppe bii nag la ma jox ni ma naa ñëw andi ko joxeel ko muy 500 000 francs ci ndimbal gi mais nag dafa am ñu ma àndal ci délégation bi ay responsable yoo xamante ni moom la ñu àndal maa ngi cité Ramata Sanoxo mi ngi dëkk fii ci Aiglon di responsable APR ànd ak Margot Ndoye mi ngi nekk responsable APR moom tamit moom la ñu àndal pour délégation bi ñoo ngi kontaan lool parce que lii initiative bu baax la ndax kenn réerewul pandémie bi am ci Sénégal secteur yëpp la jàpp fépp la jàpp lii nag buñ ko defalee askan wi yaakaar naa ni am na solo lool ci askan wi ñoo ngi kontaan lool di gërëmaat di remercier waat ñi ma fi fekk ministre nee na kontaan na mi ngi leen di remercier mi ngi leen di gërëm jërë ngeen jëf merci. maaleykum mbooloo mi ñoo ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm ñoo ngi nuyu délégation docteur Ndiaye soxna Khady Gueye jiite ko ànd ak soxna Rama ak soxna Margot ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen sant di leen feddale suñu kóllëre di leen won aussi suñu reconnaissance envers le docteur Ndiaye defe naa ne docteur Ndiaye gestam bi duñu ne guléet docteur Ndiaye biñ ko xamee ci terrain politique ba léegi ci social lañ ko xam docteur Ndiaye gox boo tudd ci Thiès rek taxaw na fa loxoom a nga fa jëfam a nga fa loolu moom kenn dootu ko nattable ci biir Thiès samp na kuréelu jigéen yu bëree kenn ku ci nekk mu jàppale la ci dooleem te boole wu ci benn wax il passe inaperçu c'est un homme humble généreux di def lu baax ci biir Thiès ba ñëpp ràññee ko donc bu ñëwee ci journée de solidarité et de paix bii nga xamante ne waa Femme Benno ñoo ko organisé dugal ci loxoom ak ni mu ko ci dugalee dañ koy gërëm bu baax di ko sant di ko ñaanal yàlla gën ko mën loo li mu def ndax daraam bettuñu ci lu baax yéen ñi nga xamante ne yéen a ko taxawal aussi ñoo ngi leen di gërëm bu baax di leen sant rafetlu aussi geste bi yàlla nañu yàlla may wér ak gudd fan ñu yàgg di ko jokkalante wasalaam. pour wax la ni suñu càmmiñ yi suñu leader yi ku mel ni Habib Niang yónnee na fi mbëru yónnee na fi Nabou Dieng mi responsable am indil nañu 200 000 ak xeeb ñu sant ko gërëm ko le ministre docteur Pape Amadou Ndiaye moom aussi yónni na fi Khady Gueye mu ànd ak une forte délégation ma di ci ràññatle Margot ak Ramatoulaye Sanoxo man bu ma yéexee jël kàddu ci docteur je crois que ñu bari mën nañu xam raison yi bërki démb rek lañ ko fekk fële muy liggéeyee ci ministère am muy sama xarit di sama càmmiñ loo xam ni dëkk bi yëpp xam nañ ko ni ma demee ak moom ñuy wax nag lu kenn dul dégg lu kenn dul seede kon bu ñu demee seeti ko en délégation vraiment mu yónni Khady Gueye mii nga xam ne yàgg nañoo ak moom di femme bu digne bu ñu respecté nag bu bëgg parti bi bu bëgg Macky Sall yaakaar naa ne bu la fi yónnee nii rek la ñu war a mën a def ak yow jox la sa wàccuwaay mais maa ngi lay delloo ci docteur ngërëm ni ko à mon nom toutes les femmes de la majorité présidentielle ñi ngi koy gërëm ñi ngi koy sant ñi ngi koy ñaanal yàlla sans exception laa wax ñoom ñëpp ñi ngi koy sant ñi ngi koy gërëm ñi ngi koy ñaanal yàlla su leneen lu dul jërëjëf amoon itam dinañ ko wax waaye ñi ngi koy wax ni jërëjëf di ko seedeel toujours comme ni ma koy defee rek am naa habitude bi di ko seedeel notre coordonnateur Augustin Tine di ko seedeel son excellence le député Abdou Mbow vice-président à l'Assemblée
di ko seedeel responsable yu baax yépp di leen wax ni rek Pape Amadou Ndiaye sunu càmmiñ loolu vraiment sant nañ ko gërëm nañ ko te bi muy ñëwit fekk na fi responsable boo xam ne bu mat responsable la muy Habib Niang kon kii dafa def sotti ci kii def ci rek lépp jëm ci femme Benno Bokk Yaakaar donc au nom de Seynabou Ndiéguène et du directoire ñi ngi lay yónnee ngërëm ak sant asalaamaaleykum